salaamaaleykum amante not Dakar Buzz ngi leen di nuyu di leen siyaar di am mbégte jàkkaarwaat ak yéen seen émission mag bi di man ak moom seet si nag tey ndaanaan mais koo xam ne li ma naan kenn la ci réew mi di taalibe nag di kilifa waaye nag di leader boo xam ne nag li ma naan saa bu ñu génne ay message déggee ay message am rek am lu ñu ci jàngaat muy Pape Diouf nga xam ne mooy DG Génération Consciente war a waxtaan ak moom nag ci sensibilité sénégalais yi ci coronavirus bi nga xam ne moo lëmbe réew mi lëmbe àdduna njëkkee bitim réew mujjee fii ñu bàyyi ko mu nuyoo Pape maa ngi lay nuyu. waaw salaamaaleykum Fadel maa ngi lay fay di nuyu internetu Dakar Buzz. fu ngeen mën a nekk si àdduna bi maa ngi leen di ziare bu baax. di leen bége. di am mbégte lool dalal la tey. vraiment kontaan naa trop si émission bi. jërëjëf Pape ji nga ñaan yàlla nañu yeggaleeg bisi tàmbaleeg bisimilah rahmaan eggale alhamdulilah rabbil alamin li may tàmbaleeg yow rek mooy Pape mooy coronavirus di balaa bu dugg ci réew mi en tant que musulman dafa laa njëkkee en tant que jullit bi balaa wàccee ci réew mi bi nga yëgee balaa bi lan la def ci yow. waaw xanaa sant yàlla. bu baax a baax a baax ndax yàlla sunu borom lépp lu mu def rek am na lu ko waral. donc man jàngat bi ma ci am mooy du balaa bi. mais jàngat bi ma ci am mooy yàlla. jaamam rek lay teg nattu. et je pense que ni tey corona bi nga xamante ni dafa wàcc àdduna bi. wër àdduna. tey boo xoolee asamaan si nee na tekk. géej gi nee na tekk. suuf si nee na tekk. et que planète bi. je pense que ñun doomu aadama yi rek. moomuñu ko. am na yeneen i mbindeef yoo xamante ni tey suñu borom sàkk na leen. te ñun ñoo ko bokk ak ñoom. kon je pense que ni li ci am solo rek ci suñu xel xam-xam mu gàtt. ak sunu xel mu suufee mooy ñaan yàlla sunu borom rek balaa bi nga xamante ni wàcc na wër àdduna. sunu borom mi nga xamante ni moom moo ko teg. moo ko andi. mu saafara ko. ba ñëpp delluwaat ci seen i activité di ci jaale di ci massawu ñi nga xamante ni tey ñàkk nañ ci seen bakkan. muy sunu mbokk sénégalais yi. ak képp koo xamante ni rek tey coronavirus jël na sa bakkan. partout dans le monde. ñi ngi leen di jaale di leen ñaanal yàlla xare leen àjjana. ñi nga xam ne tamit tëdd nañ ci. yàlla yëkkati leen ñu mën a faju ba dellu ci seen i njaboot. allahumma amin yàlla na ko yàlla def te mu tuur ko ci biir Sénégal ak fépp pour Sénégal mu waaye nga juboon bis. ku ne xam ne bis bi nga doon waajal dayoo bi mu amoon. ak li ñu ci defoon ci wàllu financière demoon na ba affiche commencé woon daw. am na jotoon nga cee jaay sax ay ticket bi nga déggee li dal ci réew mi yow loolu lan la def ci yow ci liñ ci financé loolu. waaw li ñu ci financé amul importance. parce que tey ñi fa waroon a ñëw. ay doomu aadama lañu. donc salle buy def stade buy def tey 20 000 personnes. donc tey bu ñu fa dajaloo woon am ñu yore jàngoro ji. ba wàllaate ko. loolu musiba la. donc et que am na loo xamante ni tey bu amee. bu doon ay milliards sax dootoo ko xool. li ngay xool rek mooy jàmm doomu aadama yi. jàmmi sénégalais yi. et que ñun ci loolu la ñu nekk ci loolu la ñuy dox. kon vraiment ba pare nag ñu ay porteurs de voix. te dañ ne maanaam mbay si sa weewu tànk. kon loolu moo waral tey bi nga xamante ni jàngoro jooju. sentir nañ ne mi ngi dugg suñu réew. donc lépp lu ñu financé woon ci bés bu rëy boobu. nga xamante ni dañ ko doon def pour sénégalais yi askan wi. donc ñu annulé lépp jël lépp teg ci suuf. àndandoog nag sénégalais yi. ci xeex coronavirus bi. ndax loolu rek moo ñu ñor. et que may profité ci loolu di remercier le président de la république. monsieur Macky Sall. def na ci liggéey bu am solo. vraiment teel na ci jóg. wax dëgg yàlla kilifa diine yi aussi ñu ngi leen ci sant bu baax ñoom it gis nañ communication bi ñu ci def. kilifa aada yi. journalistes yi. rawatina nag aussi gouvernement bi ak médecins yi. donc médecins yi aussi. li ko par exemple ñu suñu mag ministre de la santé. Abdoulaye Diouf Sarr maa ngi koy remercier. le ministre de l'intérieur. monsieur Aly Ngouille Ndiaye. wax dëgg yàlla lii dafa wane ni que Sénégal ñoo bokk ndey ñoo bokk baay. ñëpp a jóg. amul parti politique opposition bi aussi. ñu taxawaay bu rafet. sama mbokk artistes yi. kenn toogul. ñëpp a ngi jóg ñii ñu ngi woy ay single.
ñii ñi ngi mobiliser. donc ñi woyul ay single aussi ñi ngi def ay live. seeni Instagram. di communiquer ak seeni fans. ñii ñi ngi ci Facebook bi. donc ba ci personne bonne volonté yi. xam nga ba ci tey boo xoolee boo demee Amérique xoolal tey ku mel ni suma rak Ketchup. mi ngi ciy def communication yu am solo. moom presque kenn njëkku koo communiquer ci sensibiliser ci coronavirus. yéen presse bi aussi. yéen a ngi siy def liggéey bu am solo. kon je pense que ni tey mbir mi mbiru Sénégal la. ñëpp buñ ci jàppee rek. coronavirus bi mën nañ ko wër ndomba. dinañ ko wër ndomba te dinañ ko daan bu soobee sunu borom mais li may laaj mooy pas pourquoi Dakar Arena xam nga bàyyi fépp dem Dakar Arena loolu laay njëkkee laaj ba pare. waaw mais Fadel waaw mais Dakar mais amatuma lu may prouver Dakar. waaw man amatuma lu may prouver Dakar. parce que salle yi nekk Dakar yëpp joué naa fa. beneen bi ci topp aussi Dakar Arena. dañ ñu ko tabaxal pour ñun sénégalais yi. donc ñun ñoo ko moom. yàlla dogal. président tabax ko. bi mu koy inauguré. mu ne stade bi. daf ko defar. pour le sport. et la culture. te nag bijou bu mel noonu boo ko amee. mais li ci war mooy nga jëfandikoo ko. absolument et que pour man defet la. yeneen artistes jóge bitim réew. ñëw di ubbi. Dakar Arena pour produire fa. ba pare nag Sénégal du Dakar rek. Sénégal. région yi dañ ko wër. bien sûr et que bés boobu fête nationale la woon. te événement bi ñu bëggoon def. spectacle bi ñu bëggoon def. invité suñuy nawle. ay artistes yoo xam ne ñee ci réew mi leen jógee. Fadel ñeneen ñi jóge bitim réew. pour man xajuñu fenn fudul Dakar Arena. ndax bu ñuy dem Bercy da ngay gis sénégalais yi ni ñuy bëgg a demee Bercy. dagg billet d'avion dem uti visa. dem fay hôtel. seetaan yi mais tey Bercy boobu. lañ leen doon andil Dakar Arena. donc tey maanaam li nit doon umpale Bercy yëpp lu ko raw mu ngi ci Dakar Arena. donc loolu moo taxoon. ñu programmer Dakar Arena. bi yàlla dogalee ne nag feebar bi dugg. ñu ne nañ ko reporter. ba sunu borom defal nu sutura. ba feebar bi wér. jóge fii. ba ñëpp delluwaat ci seeni activité ñu doog nag jëlaat suñu date. préparer. teeloo mbar condaala. grand bége Dakar Arena. ñu dem nag bége. incha allah d'accord léegi ku ne xam ne mais nañu naan. waaw mais sa lëwal bi xam naa ne lii. xam nga lëwal bi xam nga këru géwél moom boo añee ba pare. loolu mënta ñàkk. faaw nga naan ataaya et puis ceeb bi añee fo léegi rek ma ko mën a digal. loolu bu sa jaajëf. voilà. xam nga lëwal bi saf na naanaata woyof na. waaw gis nga de saf na naanaata woyof na. ba pare ñaari timmasi la ci def na. kii mais kii xam nga ni lëwal bi gëj naa koo naan ca. fii daal xam naa ni fii moom sa kër la fa. waaw fii nag xam nga. waaw fii sa kër ñun daal seelaat waa gis nga fii lee fi am. añ bu neex naan ndox mu sedd daal teg nga yaa ma gën a xam loolu bu woyof fii sa kër la. léegi Pape bu ñu jëmee jógee ci Dakar Arena bi maanaam ñi jëndoon ticket yi xam am nañ jotoon jënd ay ticket. waaw ba pare defoon say réservation. ñooñu nan ngay dundaat ak ñoom après boo wax taxawlaatee programme boobu. waaw mais loolu amul benn problème parce que ticket yi c'est des tickets électroniques. donc ticket yi. kenn mënu ko pirater. dañ ko électroniser. beneen bi ci topp mooy. ñi nga xamante ni jot nañ leen jaay seeni ticket. bu ñuy ñëw. bu ñu àndee ticket bi sax du ticket boobu moo leen di dugal. ah bon dafa am beneen bracelet. boo xamante ni bracelet boobu day méngoog ticket yi. ci bracelet boobu la ñuy duggee. donc côté boobu aussi maa ngi communiquer que ni. ñi nga xam ne jot nañu jënd seeni ticket. bu leen paniquer ne vous en faites pas. denc leen seen ticket yi. incha allahu rabbi bu ñu yàlla dimbalee ba nu jógee ci lii. lépp dal lépp sedd ñu delluwaat suñuy activité nag dinañu communiquer ci. événement wu grand bége bi. fekk aussi album bi nga xamante ni ñi ngi ko doon waajal. pour génne ko. moom it mu mën a génn. bu ko defee nag ñu def benn événement boo xamante ni vraiment plaisir u Sénégal lay doon. plaisir u askan wi lay doon. dëgg la kon dégg ngeen loolu kon yéen ñu jotoon jënd seen i ticket bu leen tiit. tubaarkàlla xam ngeen li ci xew mooy bis bu Pape indiwaatee yëf yi ba junj bi war a jógaat. kenn ku jëndoon ticket bul tiit da nga dugg ci jàmm ak salaam. mais Pape boobu léegi ñu gis nag ci coronavirus bi. artistes yi ñi ngi def ay single. ñi ngi def ay dajaloo di way ay lu ma koy jàngee sax la maanaam ay coalition. xam nga dajaloo di way mais ba tey dégguñu la.
da nga bëgg a ber sa yëfi bopp wala da ngay togg ñoragul wala lan la. waaw maa ngi togg nag ñi ngi togg et que ñi ngi préparer ay surprise yu am solo. parce que xam nga mbir bu xawee ci réew. ku ci mën a bind sa histoire rek bindal. waaw et que ñun ay porteurs de voix lañu. tey nii ngeen di def di jóg. di dem ci conférence de presse yi. di dem di taataan ay information di ko jox askan wi. ñun loolu mooy sunu wareef. ci biir loolu. ñi ngi pare ay morceaux. ñi ngi pare ñaari single. yoo xam ne dañ koy def. que maa ngi gis aussi di féliciter artistes yi nga xam ne. jot nañoo génne nañu ay morceaux ci sensibilisation coronavirus. gis naa aussi ay featuring yi nga xam ne. yu ma rafetlu la. donc parce que Sénégal artistes yi dañu bari. et que artistes yi yëpp mënuñu bokk ci benn morceau. ndax morceau boo xam ne 5 minutes lay durer. ñëpp mënuñu ci bokk. mais ku ci nekk rek yow sa waar sa côté. boo mënee bay sa waar def sa mission. na nga ko def. man aussi ak sama côté. maa ngi préparé benn projet bu am solo. projet boo xamante ni tey presque dinaa ci boole crème bi nga xamante ni tey ñi ngi ci nouvelle génération bi. xale yi nga xamante ni tey doo tudd musique sénégalaise mukk te tuddoo leen. ñi ngi cartonné ñi ngi feesal saal yi. ñi ngi def affaire yu am solo. sur le plan national et sur le plan international. donc ñoom it ñi ngi préparé benn projet boo xam ne. pour delloo njukkal docteurs yi. ba noppi sensibiliser aussi ci feebar bi nga xamante ni mooy coronavirus. incha allahu rabbi ci fan yu néew. di ngeen ko gis di ngeen ko dégg. ndax nag xale yi maay seen mag. te it ñu magoo ma. man it ma rakkoo leen. donc et je pense que loolu sama responsabilité la. ci sama ndodd la tegu. ma woo suma ay rakk. ñu àndandoo booloo dajaloo. donc vraiment def benn projet boo xam ne bu génnee. Sénégal yëpp dinañ kontaan ñi ne ci réew mi ak ñi nekk ci diaspora mais boo dugalee docteur yi te dugaloo takk der yi mbaa dunu mer. ñëpp a ngi ci biir. parce que ñoom tam ñu ngi ci kaw tali bi de. ma ne 20h ba 6h du matin. mais ñoom it ñi ngi def liggéey bu am solo. en fait ñooñu sax laa doon mujjee ci émission bi. muy armée. police. gendarmerie. ba ci sapeur pompier. donc mention spéciale. ñu ngi def liggéey bu am solo. et que ñoom it woy wi. dañ cee bokk te faaw ñu takk ci rip. dañ cee war a takk de ndax kenn demul ñu des. mënta ñàkk. ci lañ bokk de. ci lañ bokk Pape ba tey li ma leex naa la actuellement nag ku ne xam ne ni soirée amul. dara amul luy yëngatu. parce que président moo joxe ndigal ni bu dara yëngatu. yow musicien ak say musicien ci lan ngeen di dund ci lan ngeen di nekk. waaw c'est vrai parce que confinement oblige. mais xam nga nee naa gars yi ñun moom. ñun ñoo ci gën a mettile parce que comme que ñun suñu liggéey dajaloo la. te président tere na dajaloo. dajaloo la njëkk a tere. donc fi mu ne nii doy na waar metti na mais nag xam nga ñun ay guddi la ñuy liggéey. moo tax bi président ne nañ teg lépp ci suuf. géwél yeeg. artistes yeeg ne ay waay fu mu jëm. mais nag bon sant yàlla parce que. benn objectif la. mooy wér. gis nga ñaar yi. mënut a ñàkk ci dëkk. muy boo feebaree rek nga faju automatiquement. effectivement mënul ñàkk ci dëkk. boo xiifee nga lekk. mënul ñàkk ci réew. te mënoo def dara tant que amoo wér-gu-yaram. kon loolu président def. maanaam ñun dañ ko ci jàppale bu baax. donc ci biir loolu. tey boo xoolee àdduna bi. boo demee ci réew yu mag yi. da ngay gis artistes yi. boo demee Amérique lu mel ni ñoom Jay-Z. ñi ngi def ay concerts privés. mais concerts yooyu. kenn du ñëw seetaan la. privé nga koy def da ngay xool fu yaatu rek. nga def maximum dajale benn 5 ba 6 ba 7 musiciens. jouer parce que confinement bi dafa bari dafa metti stress bi dafa bari. torop su ñaa ngi stressé stress bi. donc ñun ñu am idée ne dañuy def benn concert samedi. mais concert bi concert solidarité la tudd. donation la tudd. parce que man Pape Diouf lu ma am ak fi ma jógee mu metti woon lool. lu ma am askan wi la. kon gis nga bu ma askan wi soxlaa. sama yàpp yaram su ma leen ko mënee jox sax dama leen koy jox. effectivement donc nii liggéeyuma parce que maa ngi chômé. ndax sama liggéey guddi la. sama contrat yëpp annulé naa ko. événement bi ma doon def muy Dakar Arena.
budget bi ma yoroon yëpp ci laa ko def. mais nag damay sant yàlla. ndax maa ngi toog di ko nettali. mais Pape loolu boo ma doon xaymal budget bi. bari na. parce que daanaka eggul nga cappaandaw li daanaka. bari na lépp jàppat defa non bari na c'est des millions mais loolu tey amul importance. mais loolu pertement lay doon wala luy dikkaat ci yow lay doon. non mais amul importance. parce que dépensé nañ ko. bu ñuy démarrer dañuy redémarrer waat. waaw mais loolu. askan wi moo ko gënal. waaw surtout. ndax man dama naan man lu ma am askan wi moo ma ko jox. ndax fi ma jógee. from zero laa jógee. ba egsi fii. mën nañ ko seede. kon bu ma askan wi soxlaa. wala bu askan wi soxlaa du ma xaar sax ñu laaj ma. ndax gis nga sénégalais. dafa am lu nekk ci moom. am nañu jom. am nañu dignité. bu ñu doon xiif. bay lekk xeer duñ ko wax. ñu ngi toog seen keppaar. ànd ak seen dignité. donc ci biir loolu. mani. confinement oblige. waaye nag am na ñoo xamante ni tey am nañu problème mu añ. wala am nañu problème mu reer. et que ñu ciy féliciter gouvernement bi. jàpp nañ ci bu baax. ndax denrée yi nga xamante ni ñu ngi koy jox askan wi. lu am solo la. ndax man mii di doomu banlieue xam naa ci dara. ndax bis bu yàlla sàkk. sama téléphone day toj. absolument ndax ñoo xamante ni tey. seen loxo jotul seen ginnaaw. yaakaar ci yow. yaakaar ci man. te que tey liggéeyuma. aw ma lu ma leen jox sama poos. mais comme que am naa sama baat. am sama image. looloo waral ma ne samedi. et que lii maa ngi ñaan képp kuy artiste. nga xalaat ci soo ko mënee def te yàqalu la dara. nga def ko peut-être gox bi nga dëkkit dinañ ko soxla ndax lu baax du doy. tey loo dib bu doon ay milliards du doy. moo tax ñu ne dañuy def benn concert de solidarité. concert bi dañ koy def à huis clos. du ñu dépasser 7 personnes 7 musiciens. ñu jouer acoustique. képp koo xamante ni bëgg nga nu seetaan ak foo nekk ci àdduna bi. bu dee Afrique nga nekk. 400 francs la lay dikkee. 400 francs kese la lay dikkee nga seetaan ñu 3 heures de concert. bu dee Europe wala Amérique 1 euro la lay dikkee mais xaalis boobu bu doon 1 million 500 1000 francs xeebuñu ko. dinañ ko jël jox ko néew di doole yi. dinañ ko jëlit buñ ci mënee jënd ay masques. wala gel yi. jàppale ko force Covid 19. ndax Afrique la ñu nekk. te nag solidarité la ñu wax. kon je lance un appel. képp kuy artiste. mu leer la ne tey boo utiliser sa image. wala sa baat. dërëm bi ciy génn. nga jëlaat ko dimbalee ko ñi nga xamante ni tey yelloo nañ ko. donc lii moo ñu motiver. ba ñu ne dañ koy def. te def bi it dañuy ut autorisation. au niveau du ministère de l'intérieur. bu ñu jógee ci loolu. dinañu dem Institut Pasteur. ñun ñi nga xamante ni ñun ñooy artistes yi. defi suñuy test. ba mu leer nañu ne ñun ñëpp ñu sommes positifs. dara dalu leen. dara daluñu. non parce que li lu tax ñu koy def mooy. pour wane le bon exemple. parce que tey boo demee Europe Amérique. artistes yi mag yi ñu ngi def ay concerts. privé yoo xamante ni ñu ngi koy jàllale ci streaming. di ko def ay donations. di ko maanaam jëndee ay masques. di ko jëndee peut-être bon dëkk yooyu peut-être soxlawuñu ay ceeb ak duuluñ ak yooyu. non parce que c'est des pays développés. mais am nañu matériel yi nga xamante ni tey lu mel ni ay masques. lu mel ni yeneen i jumtukaay yi nga xamante peut-être seeni médecins soxla nañ ko. et que pénurie la foofu. dafa manqué. ñu ngi koy jënd. di ci jënd lu bari di ko jox médecins yi. di ko jox hôpitaux yi. pour ñi nga xamante ni feebar bi jàngoro ji sonal na leen. wala ñi nga xamante ni war nañu génn te obligatoirement dañu war a takk masque. te masque yi doyu fa. ñu koy distribuer. donc loolu moo ma inspiré. ñu ne ñun nañu def soirée boobu. luñ ci am. ñu jël ko tey dëkk bu mel ni tey sama dëkk fu mel ni Guinaw Rail. donc am na ñoo xamante ni tey soxla nañ ko. donc bu keneen defee. dëkkam soxla nañ ko. bu keneen defee aussi dëkkam soxla nañ ko. et puis loolu li ci ñaari mbir da cee nekk c'est-à-dire loolu di nga ko def pour sa population recette bi ciy génn. mais di nga ko def tam pour dindi stress. Pape li gën a mën a sonal doomu aadama mooy stress te stress yi bari na. te am na ñu bëgg a gis Pape Diouf gis image am mu am lu mu defaat ci ñoom te mënuñu koo gis kon loolu ñaar nga ciy gagné. recette bi war a ñëwaat ci population bi ak stress bi ngay dindi ci doomu aadama yi. waaw daf ci am solo. stress bi ba pare li ci gën a neex sax mooy beneen facette la parce que. li ma ci gën a neex mooy artiste bi
léeg-léeg nit ki dina ko gis ci télé. oui ñu habillé ko ba mu bien. am yooyu feeñ am yu dul feeñ. mais lii spectacle bu naturel la. maanaam tey ni ñuy répété ni ñuy joué ñun musiciens yi ni ñuy déconné. bu kenn waxee dara keneen d'accordu ci. ni ñuy waxtaanee. lépp day nekk ci biir. donc lépp day nekk ci biir et que nag askan wi dinañ ko mën a seetaan ci seeni tablette. wala seen téléphone. wala seen télévision seen kër. donc dañuy dugg via Google. def benn application bu tudd itelépay.com. buñ ci duggee rek. donc amul dinañ mën a download lien bi. bu ñu downloadé lien bi. dinañ mën a ut seen pass. et que nii sax dégg naa ni gars yi ngi jënd pass yi bu baax. macha allah. bu ko defee nag ñu mën a jàkkaarloo ak ñoom. dindi stress bi. bégal leen. buñ ci paree it luñ ci am rek. ñu jël ko delloo ko askan wi. ndax soxlawuñ ci dara. donc et que même aussi bëgg naa yenn site internet yi nga xamante ni tey yàlla dogal na ñu ngi leen di seetaan. et que dañuy liggéey ak ñoom. heure bu ñu paree aussi ci confinement bi. Pape Diouf pare na pour déplacer wu aussi may leen. ñoom it ay concert privé yoo xam ne dinañ ko mën a jox seeni internautes. ñoom it ñu seetaan tàmbale mën ngay tàmbale. xam nga donc parce que foofu la ñu toll. foofu la ñu toll donc lépp loo xam ne daal. ñun artistes yi war nañ ko mën a def. pour sénégalais yi am occupation. boo xam ne au moins dinañ toog benn 3 heures de temps seetaan benn artiste vraiment kontaan ci. mu dindi seen stress. donc on est là pour vous quoi. d'accord Pape ñu lay gërëm di la remercier ci acte bi nga def nag muy acte boo xam ne. ku ne xam ne bi ngay préparé Dakar Arena bi def nga ci millions yu bari. ak lii dal sa kaw nga tollere loolu lépp en plus nga jëlaat sa alal defaat ci réew mi wane ne man sénégalais laa jullit laa loolu muy acte boo xam ne vraiment acte noble la parce que bi ñu ko déggee ñëpp dañ la ñeewantu mais kon fi nit ñi di xalaat ci yow ak fi sa xel nekk kon jéggi na loolu parce que jëlaat nga sa koppar def ci loolu sa xaalisu bopp la wala lu la dimbalee la. waaw Fadel gis nga loolu sax du may bëgg ñu koy tudd. parce que. ñun lépp lu ñuy def ci social rek bu ñu sañoon kenn du ko tudd. parce que nit ki booy defal rek te yàlla tax. Sénégal nag comme ni ma ko waxee tout le temps man lu ma am sénégalais yi la parce que ñoom ñooy jënd sumay CD ñoom ñooy ñëw sumay concert ci réew mi ak bitim réew fu ma mën a dem muy sénégalais yi di gambiens yi di mauritaniens yi maliens yi donc. fu ñu mën a nekk rek ci àdduna lu ñu doon askan wi la kon askan wi lu ñu def ci ñoom rek xeeb nañ ko donc te loolu xeeb nañ ko trop loolu moo waral ma ne tant que feebar bi jógee gu fi bés bu yàlla sàkk lu ma xalaat ne su ma ko defee dara mën na ci génn ba ñu joxaat ko askan wi duma ci tàyyi ni nit toogee këram di def vidéo di sensibiliser nit toog këram jékki-jékki gis kenn jël xaalis dugal ko ci Orange Money woo ay nit ci sutura dimbalee leen ko wala nit ñëw jënd ay tonu ceeb jékki-jékki dem ci benn gox teg ko fa donc man awma lu dul suma baat ak sama image donc man it loolu tant que jóge gun ci mbas mi chaque jour lépp lu ma ci mën xeebu ma dara nag lu ma am rek doy na xeebu ma dara su ma amee dërëm dinaa joxe su ma amee ñaar dërëm dinaa joxe su ma waree woy dinaa woy su ma waree wax dinaa wax ndax ba ma leen di soxla askan wi dañu jóg taxaw jàppale ma kon ñoom it ñoom ñoo soxla lépp lu ma mën a def pour communiquer woyal leen bégal leen jàpp ci dama koy def et que maa ngi ñaan képp ku mel ni man loo ci mënit nga jàpp ci maanaam ñun ñëpp ñu àndandoo booloo yëkkateendoo dóorandoo Sénégal jëm kanam. jërëjëf ñu gis Pape fi réew mi tollu tam fii jafe-jafe yi ak li état santaane bu kenn génn ñenn ci ay sénégalais yi di génn def naka sul noonu ba ñu naan drogue ci lañ jël yàlla jëlee seen bakkan ak drogue la ak du drogue nan nga gisee loolu yow. waaw ñu koy mettit lu bu baax muy information yoo xamante ni metti na trop. di jaale aussi xale bu jigéen mi nga xamante ni tey yàlla jël na ci bakkanam. yàlla na ko yàlla xare aljana. donc je pense que ni. drogue mbirum sinébar lu doy waar la. et que comme ni ñu koy waxee rek. war nañu gën a defaraat suñu éducation de base. vie privée nag vie privée la. mais je pense que ni tey lu bu dara amee rek
jàngat la ci ñëpp. donc man côté boobu loolu laa ciy communiquer. mbir bu dara amee lépp loo gis ci àdduna rek. jàngat la ci ñëpp. donc li nga xamante ni nag bakkan rot na ci. mënoo ci sori lu dul rek ki nga xamante ni moom moo ci. ñàkk bakkanam yàlla xare ko aljana. donc li ci des aussi lu am ci àdduna rek jàngat la. pour ñëpp quoi. mais est-ce que fii réew mi toll Pape réew mi soxla na loolu appui ñu ne bu kenn génn. est-ce que violé loi bi génnoon ba yàlla dogal li mu ca dogal est-ce que réew mi soxla na loolu actuellement. waa réew mi soxlawul loolu et que moment bi ñu toll nii nga xamante ni metti na trop ñi ngi ci benn confinement bu metti boo xamante ni tey ñëpp ñi ngi tiit. ñii gars yi ñu ngi yor seen kurus di ñaan. jàngoro ji suñu borom. raxas ko ba mu set. donc moo tax mais comme que ñun ay porteurs de voix lañu. donc di sensibiliser rek. askan wi. que nañuy gën a moytu. lépp loo xamante ni aussi day yàq. donc lu ñu mën a def pour moytu ko rek. nañ ko def pour moytu ko. parce que c'est l'intérêt de tout le monde. d'accord ñu jël si waat tuuti ci musique bi ndax ku ne xam ne itam Pape li ba naan boo jouéwul day doy waar say musicien. kon ñi nga xam ne ñoo ñee ci ginnaaw xam naa tàmbale ko ci géwél yi ñoom Bakar Seck ak Assane nga xam ne fi ni ñoom géwél neexul ñoom actuellement nan la ñuy dundee lii parce que ñoom ku ne xam ne bu ñu séewul soirée des fois day métti pour ñu xëy tax def roog ba day xaw a métti maa ngi ñoo wayam non maa la wax loolu gars yi kay léeg-léeg dañ lay woo ba nga tas mais xam nga aussi c'est vrai parce que tamit xam nga bon ndeysaan boo yoree orchestre bu mag yore ay musiciens yoo xamante ni ñoom ñëpp ay kilifa lañu ñoom it ñu yor njaboot donc amuñu lu dul orchestre bi féewuñu c'est vrai que dina métti mais bon comme ni ma koy waxee rek quoi donc yàlla baax na et que métti na lool mais yàlla baax na yàlla waxul kenn dara donc ñi ngi ànd ak suñu dignité parce que aussi àdduna lépp sutura la ak sax te biir du fenn du dëgg donc je pense que ni comme ni ma ko waxee sànq rek sénégalais mën na ñàkk lépp ba mu des dignité am donc loolu aussi muy message boo xam ne dama koy lancé nu mu mën a mel rek nañu garder suñu dignité ndax du ñun rek la mbas mi dal réew àdduna la dal donc te yàlla biir bu mu sàkk saa yu xëy rek am lu mu ca def donc ñi ngi remercier nag suñu xarit yi nga xam ne tey gis nañ ni que ne artistes yi tey moment bi joué wuñu liggéeyuñu man personnellement léeg-léeg am na sumay mag yoo xam ne dinañ ma woo téléphone donc woo ma fu kenn nekkul man ak ñoom ak yàlla ne ma xam nañ ne joué leen liggéeyu leen mais lii jàpp leen ci maa ngi ciy remercier suma papa Pape Mayel Diop ku mel ni Pape Mayel Diop maa ngi koy remercier bu baax ndax mënoon na gis ni que tey xam na ne ay musiciens lañu amuñu liggéey maa ngi koy remercier bu baax ci geste bu rafet bi mu def waaw yàlla na ko yàlla man loolu man bu déwénee man lu ko raw li ma ciy toog léegi mooy màpp na ko confinement bi confinement bi parce que xam naa fi ne nii ku tàmmul tëdd 20 heures nga ne ko te ngay tëdd 20 heures nooy dundee loolu waaw mais loolu moom dafa metti Fadel parce que ku tàmmul tëdd 20 heures waaw gis nga léeg-léeg moo xool ci statut am benn waay bu naan -12 -12 mais xam nga man mais quand même man neex na ci man parce que ça m'a permis vraiment ma jaxasoog sama famille gën a jaxasoog sama famille donc am ak ñoom vie boo xamante ni tey yàgg na gëj naa ko am ak ñoom parce que heure bi maa ngi nelaw balaa ma yeewu 18 heures jot na donc guddi gi du ma nelaw donc ñoom aussi ci la ñuy nelaw occasion la aussi ma noppaliku waale parce que gëj naa récupérer su ma fàttali ko donc je pense que ni aussi man personnellement confinement bi jàppale na ma aussi ma gën a aussi jublu si sama borom xam nga gën a concentré wu si sama jaamu yàlla ndax àdduna ak loolu ñoo ànd donc mais sant yàlla daal ñu ngi sant yàlla sant yàlla li ma ci tegaat rek mooy Pape ku ne xam ne nag réew mi fi mu toll doy na waar waaye ban message ngay lancer sénégalais yi ci tëdd leen 20 heures am ñu d'accord am ñu d'accordul waaw mais en fait doute pas tëdd 20 heures parce que gars yi dañuy dugg 20 heures mais tëdd non mais mooy tëdd leen parce que Pape ki nga xam ne daa tàmm 2 heures matin fekk ko ci mbedd moom boo ko dee dugal parce que damay dugg ci biir si naan ay mooy 10 yàlla jàmbaraam doo ko jot doo ko koy waaj a jot kii naan jàmm mooy 5 mooy 5 voilà ñu tëb nga ne da ngay fatu waaw mais c'est bien parce que xam nga pour man
réew mi moo toll foofu et puis feebar bu moo ko laaj. donc te loolu sunu intérêt la ñun askan wi. mais je pense et puis maa ngi félicité waale aussi policiers yi. vraiment militaires yi GMI yi. gendarmerie ñi ngi ciy def liggéey bu am solo parce que gis naa ni que sax ñoom léegi dañuy kaañoo booy quoi xam nga donc mais buñ la gisee nañ la jël accompagner la. ba pare conseiller la. couvrir la. ba nga dugg sa kër. et que loolu muy lu am solo. mais lu am solo la quoi man loolu vraiment maa ngi koy rafetlu quoi. kon daal Pape li ñu mën a jàpp mooy concept bi nga bëgg a def mooy li ñu ci jublu mooy pour delloowaat ko ci sa askan. ak dindi stress yi. chaque samedi lay nekk wala ci semaine bi ñaari yoon wala. non ça dépend. donc ça dépend ni déjà samedi bi lañ koy def. buñ ci paree après bon semaine prochaine. on va voir su fekkee war nañ ko defaat. ñu def ko. donc mais dinañu d'abord dañuy bàyyi ba def numéro bi. ba pare donc di remercier nag ñi nga xamante ni. boobu ba léegi ñu ngi jënd seen pass. depuis ñu gis publicité bi. commencé nañu jënd seen pass. donc ñu ngi leen di remercier di leen xamal ni aussi lu ci waay def rek yàlla nga ko defal. lu ci waay def rek. sa réew nga ko defal. ndax tey gëm naa ni. nit mi ngi toog këram bëgg a dimbali doomu aadama te amul fu mu mën a jaar ba def geste boobu. donc je pense que ni concert bi occasion la. pour ne serait-ce que. ki nekk Europe ndeysaan parce que ñoom ñi nekk Europe ñu ngi leen di xalaat. bu baax mais ñoom ñun la ñuy xalaat tey. ñoom ñoo ne ma parce que problème yéen la ñuy xalaat. waaw parce que tey koo ci woo rek ñu nekk Europe Amérique ñu ngi leen di ñaanal mbaa yéen a ngi. fegu bu baax ñu ne non ñun bon bu leen wari amuñu problème mais ñun yéen la ñuy xalaat. parce que tey boo xoolee. budget bi ñuy dugal ci réew mi par année. jéggi na dayoo. xaalis bu bari la ñuy dugal ci réew mi par année. donc ñoom aussi saa su ne ñun ñi nekk fii. war nañ leen di ñaanal. mais ñoom heure boo ngeen leen waxee ñu ne non ñun yéen ñi nekk Sénégal la ñuy xalaat. donc vraiment ñi ngi leen di ñaanal di leen sant di leen gërëm. di leen xamal ni aussi duñ leen fàtte si ñaan benn yoon. que ni yàlla na leen yàlla defal sutura. ba ngeen mën a fegu ci jàngoro ji. ba mën ci génn ci barke Seydina Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam Pape li may tëjee nag mooy li ngay bëgg a waajal pour ci coronavirus bi. ci ban facette nga bëgg a waaye traditionnel wala ak ñan nga ci bëgg a àndal nga déy ñu ko bokk. non surprise lay doon. mais xanaa di ko wax Dakar ñu xam ci tuuti ko Fadel de toute façon daal. de toute façon daal. incha allahu rabbi Pape Diouf mi ngi ñëw ànd ak ay frères am def ak ñoom loo xamante ni bu génnee. Sénégalais yëpp. ba mënoo ma ci déy man Fadel kenn sax. non du ma la ci dee dara parce que ñi ngi defar morceau yi te pareeguñu quoi. incha allah bul wari. mais mën nga ma wax tam ne ma traditionnel lay dëkk wala lu muy doon. non même yooyu sax du ma la non tam gars yi dañuy xam moom kay naa noppi rek. xam nga surprise moo dàq. affaire bi su génnee rek gars yi déglu. mais de toute façon mooy dinañ kontaan. et puis dinañ leen woyal. wax dëgg yàlla dinañu sensibiliser. comme que ñun aussi ay porteurs de voix lañu. ba pare bokk ci réew mi. musique di sunu métier. lu ñu am askan wee ñu ko jox. kon askan wi bu taxawee ñun dañuy doon seen soldat. donc ñi ngi waaj lu rëy. dinañ dugg studio. dinañ def un morceau boo xamante ni sénégalais dinañ ci kontaan. dinañ leen ko jox. et que vraiment. macha allah fàttali leen code bi comme ça ku bëgg a seetaan loolu ci sa concert bi ngay def par samedi. waaw code bi bu ngeen duggee Google ngeen def itelepay.com. su ngeen defee itelepay.com fu ngeen mën a nekk ci Afrique bu ngeen utiliser seen Orange Money 400 francs la bu dee Europe wala États-Unis bitim réew su ngeen defee itelepay.com. ngeen def code bi download ko seen pass mën ngeen ko jënd ci 1 euro. bu ko defee di ngeen mën a seetaan concert bi. intégralement. ak yi nekk ci biir surprise yi nekk ci biir incha allah. d'accord seen émission man ak moom tey gi nga lii lan lañ jël si loon tey seet si Pape Diouf di ko remercier nag ci woyof gi ci dal gi parce que vraiment sénégalais la te vraiment jàmbaar la nag nekk banlieusard nekk référence ñu bokk ginnaaw raay muy koo xam ne vraiment gisuñu ko ci lu ñu koy xeebee dégguñu ko ci di ko ñaanal yàlla carrière am yàlla ko yàlla mottali ci jàmm yàlla defal ko jàmm defal ko sutura defal ko xéewal jëloon na ay millions def ko ci benn spectacle ngir waajal ko suñu borom dogal lam cee dogal mu wan ko ginnaaw jëlaat ay millions defaat ko ci réew mi kon kooku jàpp ne ni moom moo war a defar réew mi ñu ngi ñaan lii nga dugg yàlla na nga ci am ndam yàlla na nga ci defal sutura yàlla bàyyi la ak sa baat defal sutura looy tàggatoo. waaw mais xanaa man aussi li may tàggatoo rek mooy Fadel kontaan naa ci waa Dakar Buzz. liggéey bi rafet na. di wax ni que sénégalais yi aussi. maa ngi leen di remercier. di ñaan yàlla aussi mbas mi nga xamante ni tey ñëw na si àdduna bi yàlla saafara ko. di sant di remercier ñëpp. ñi nga xamante ni ñi ngi seetaan émission bi. di leen jox aussi rendez-vous samedi.
restez connectés chez vous. Restez chez vous connectés. Pape Diouf incha rabbi concert de solidarité bu am solo. dinaa leen ko jox. di ngeen kontaan. dinaa leen woyal dinaa leen bégal incha rabbi. mais mbaa xam nga ni corona léegi dina gàddu naax. non mais nga ne waa ji sànq mu mel lan wax corona. non dafa corona nee naa corona wàcc na réew mu ne mu jëkk ko mais fii lay teerale. ndax fii lay teeree. parce que non dama ne la lëj leen na gàddu ngaax. corona yàlla na suñu àq dal ñun géwél ñu ngi lay rëbb dina ñaan yàlla yoo xam ne bu la jigee ngay mbër. waaw yàqal nañu nag. non ñun la gën a yàqal pap parce que feebar bi koo jub muy daaw. géwél bu demoon ci ndaje fu muy jëlee. yàlla nag suñu àq dal bu Pape dala si kaw di nga xam lépp dëgg la. merci.